Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokk internet yi nee naa leen de retour l'enfant chéri de Grand Yoff man maa ñëwaat ak DKR 221 nee naa lépp fii lay leere fii lay xewee ñu seet si na koo xamante ne nii kenn dootu ko présenté ki nga xamante ne def na lu nekk wax na lu nekk nee naa la man mii sax daf ma def kaa ñu koy wax Khalifa nuyu nañ la. yasaay aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Khalifa rappeur la et que laa mu ñu askan wi alors di nuyu sénégalais yëpp yu seetaan la nuyu yéen Dakar 221 di la nuyu yow Ndeye bisimilah. waaw dañoo ñëw fekk leen nag ci benn marché bu métti mu nekk marché littoral fii ci corniche bi tey lan moo waral génn bi nit ñi génn nañu ñëw naa fekk la yaa ngi ci rigueur bu am doole lan moo waral génn gi tey ngeen dem corniche toog rek bëgg wax dara. ok alors man en tant que citoyen sénégalais comme ñëpp rek comme jeune rek mu tàng nga bëgg doxantu géej dem féexlu xam nga dama génn ànd ak sama benn copain pour dem plage Mermoz féexlu alors malheureusement ñu dem fa fekk fa ay gendarme ay policiers ñu fees fa dell xam nga foog ni ñun dañ ñëw pour trouble public wala non ñun dox ñu si loolu dañ ñëw en tant que citoyen parce que foofu espace public la Mermoz bi noonu corniche bi du dëgg dañ ñëw pour féexlu xam nga jël air malheureusement ñooñu non c'est interdit quoi xam nga alors vraiment mu naqari ñu trop fekk nañ fa aussi yeneen sénégalais yu bëri ñuy marche te li ñuy marche noonu aussi vraiment yoon la parce que fii Sénégal xoola ñëpp ko bokk ku si am man la sumu waay xoola lu la metti da nga koy exprimer du dëgg voilà Macky Sall li muy def Sénégal jaarul yoon injustice totale lépp injustice mbiru tabax injustice lépp A ba Z parti boobu munti laal injustice am yoo xam dafa doy waar sam wala te dafa ñaaw quoi di saaga sénégalais espace yoo xamante ni man la sumu waay képp kuy jeune Sicap bi ngay xale fa nga musa dem di foowee man mi nga xam ne à l'époque dëkku moon Sicap sax dama fa doon ñëw dem di fa fooyee essentiellement tey ñu bëgg ko jël def ko affaire de privé bëgg ko xamat dañu naan feebar dafa am te feebar bi mbooloo lay bañ ñu tëjoon plage yi tëjoon lieu public yi donc du coup yéen bu ngeen demee buñ leen ne ñibbi leen da ngeen war a ñibbi mais bu ngeen fa bëggee dem créer fa loo xamante ne aussi day xaw a diis ci bopp sénégalais yi day métti même bu fekk ngeen fa ñeneen ñuy marche comme ni nga ko waxee da nga demoon pour féexlu donc yow je pense que kon sa yoon newul ci marche boobu loolu moo la si dugal. waaw parce que mooy lu ma la wax rek ñun ñëpp ay citoyens sénégalais nañ ñiy marche ay citoyens sénégalais nañ te li tax ñiy marche mooy domaine boobu ñu bëgg jël loo xamante ñëpp ko bokk muy public ñu bëgg ko def affaire de privé xam lu ma la wax ñoom looloo tax ñuy marche xam lu ma la wax noonu la demee man tamit en tant que porteur de voix bi ma demee teg sama bët si loolu ñaawlu naa ko à travers presse yi moo fa fekk essayé dégg te dénoncé nañ injustice boobu noonu xam lu ma la wax ak jaay doole bi te yàlla tax Macky Sall lan nga bëgg Macky Sall tey la 23 juin 23 juin date ma ne historique symbolique ci histoire du Sénégal parce que xoolal ñu ngi doon xeex injustice di xeex man la sumu waaye xoolal dictature bi amoon Sénégal ak affaire de royaume yi ñu bëggoon def Sénégal ñu xeex ko man la sumu waaye xoolal ay plus de 10 ans après ñu bëgg dundaat loo xamante ni moo gën a ñéeme moo gën a yéeme gën a doy waar gën a ñaaw waaye te yàlla tax Macky Sall lu mu bëgg asam lu wala kilifa diine yi am nañ ci part de responsabilité. parce que mais lu tax ñoom ñu am ci part de responsabilité kilifa diine yi pour man ñaan la nu mën a def ak wax ak population bi comme jeunes yi comme yéen ñi nga xam ne ay porteurs de voix ngeen donc lan mooy lu indi lu tax ñoom ñu am ci part de responsabilité. waaw kilifa diine yi. ñun ñëpp jox nañ leen cër na xoolal ñooy suñuy sëriñ ñooy suñuy baay asian dégg kilifa diine yi part de responsabilité bi ñu si am mooy seen i baay ak seen i maam bi ñuy nekk si réew mi dañ fi nekkee diine l'islam ba pare nekkal fi société bi du dëgg alors ku si mel ni Alaaji Fallou Baye Niass Cheikh Alaaji Abdou Si Dabakh ñoom ñëpp man la sumuwaay Senghor bi mu nekkoon si dëkk bi di fi bëgg def lu ko neex mais dañ daan wax ak moom dëgg mu dégg asian dégg mais vraiment kilifa diine moo tax ma ne la am nañ si part de responsabilité parce que ñoom ñoo war a mën a wax ak Macky Sall xam lu ma la tey si tey ci waawoon ki fa toog muy sëñ Mbaye Sy Mansour mais papa la si man ndax sama papa mi ma jur maître Cheikh Khoureyssi Ba cousin am la direct man sëñ Mbaye Sy Mansour moo ma tudd essayé dégg sama papa la xam lu ma la boo demee Touba sëñ Abdou Karim borom Makarimal Akhlaq sama papa la moo sama papa ay cousin direct nañ seen côté yaay essayé dégg kon tey si tey ñun si kër diine yi ñun fa nañ bokku si deret est-ce que yaa ngi dégg bokk si askan ba pare nag ñu bokkaat diine gi bokkaat société bi est-ce que voilà noonu la demee alors
ñooñu vraiment dañu war a wax ak Macky Sall parce que xaa Macky Sall bët bu rusul toj xam lu ma la te sëriñ yi yàgg nañ ko wax sax mu dëgër bopp man daal instant bii nii man la solution lu ma bëgg vraiment parce que bi mooy dernier alerte quoi dernier alerte boo xamante ni dañuy lancer message kilifa diine yëpp muy xalifa Laayeen xalifa Medina Baye sëriñ yëpp maa lay wax ni Sénégal ñëpp a bokku xam su ma la nee maa ngi bokku Tiwaawoon fee après bokkaat Touba fee nga xam ni Sénégal ñëpp benn ñëpp ñoo bokk xam lu ma la kon waruñu nangu koo xamante ni nii xoola tekkiwul dara est-ce que ay dëgg sa papa la woon gardien sa yaay jaakatu gerte caaf boo demee ba tekki kon booy tey booy taan yi nga xam ne fii nañ juddoo mais gëm nañ seen bopp parce que gis nañ yow yaay le plus jeune président est-ce que ay dëgg dem ba tekki nekk président kon yow bu fekkee yaa mën def lo asama booy nga xam ne fii nañ juddoo town asam wala fii ñëpp a gëm seen bopp quoi te Macky Sall lu mu bëgg jël Sénégal def ko affaire de royaume xam lu ma la ay mboxam kase ak tubaab bi kase loolu noonu incha allah xoola taxaw nañ temm xoola lancé xoola dernier alerte di ko lancé ak kilifa diine yëpp ñu wax ak Macky Sall incha allah ñi nga bëgg a soppiwul ñun xoola nañ mobiliser jeunes sénégalais yëpp si taan bi yëpp est-ce que xam lu ma la wax nii incha allah xoola nañ xeex ak nguur gi nii yaa ngi dégg jaay leen suñu baxan nga xamante ne ni incha allah te su boobaa tamit nañ lancé message sax papam Macron sax ñu ngi koy lancé message. mais est-ce que jar na loolu est-ce que jar na ko. ma ñëw président Macron message bi président Macron laa koy lancé yaa ngi dégg président Macron votre fils Macky Sall il fait partie de vos meilleurs fils parce qu'il est beaucoup plus soumis que même les autres présidents africains. Alors, nous voulons, nous Sénégalais, nous citoyens sénégalais, nous vous lançons ce message, vous, président Macron. Dites à votre fils, Macky Sall, d'arrêter l'injustice, la dictature au Sénégal et la mauvaise gestion des ressources sénégalaises. Trop, c'est trop. Nous vous lançons ce message parce que nous ne voulons que la paix. Voilà. Parce qu'on est dans un état de droit. Oui à la démocratie au Sénégal. On ne veut vraiment plus reculer pour être 20 ans en arrière et subir la dictature totale. Et c'est ce que Macky Sall est en train de faire ici au Sénégal. Trop, c'est trop. Parlez à votre fils. Parce que nous, Sénégalais, nous pensons qu'il aura un peu de respect pour vous, M. Macron. Parce que à travers les images, même s'il vous parle, on a l'impression de voir un chien devant son maître. Alors, président Macron, nous, citoyens sénégalais, nous vous lançons ce message. Parlez à votre fils Macky Sall qu'il arrête de semer la zizanie ici au Sénégal. Non la demee parce que xam nga tamit lii rafet xam nga neexul si xol quoi ñu si dëkk bi dañ nekk duñ tooñ te duñ dugg suñu yoon nekkul mais ay porteurs de voix nañ xam lu ma la ku wax ñu jël la dugal la si kaso bi tëj pour lan la moo tax kenn du wax teew barki Demba Ndiaye say vidéo yëpp ñu ngi lay tegal vaar lépp loo wax gars yi contraire bi nañuy gis. amul sa benn vidéo var boo xamante ni nii xoolal dëgg nga wax démb ñëw waxaat ko tey dafa ñaaw est-ce que ay dëgg le plus mauvais président de l'histoire du Sénégal Macky Sall te yàlla tax xam nañ la bu baax barki Demba Ndiaye maa fàllugu maa am ay souvenir may gën a nekk xale ngay jaabante suñu kër presque chaque jour yaa ngi fa woon est-ce que ay dëgg noonu la demee amal ngor te yàlla tax sénégalais nga Fatick nga juddoo Paris est-ce que ay dëgg noonu la demee. non mais xam nga tey li ñu naan population Sénégal dañoo bari tellement que am na ñoo xamante ne mën nañ leen régler am na ñoo xam ne mënuñu leen régler ba pare ñuy ñëw ci problème bi naka nga gisee que jusque man damay en tant que jeune tamit porteuse de voix damay ñaan ñi nga xamante ne dañuy def vidéo comme seen genre yi mën nañu wax lu leen métti sans autant que ñu saaga comme l'histoire de Assane Diouf mënoon na def vidéo sans mu saaga mais xam nga tamit ñun ay jeunes lañu te dañuy suivre. dañuy xool ñi nga xamante ne comme seen genre bu ngeen di wax lan ngeen di apporter jeune population bu Sénégal je pense que mën ngeen a casse droit sans autant que comme li Assane Diouf def loolu lan nga ci lancer message lan nga ci. waaw xam nga Assane Diouf citoyen sénégalais la comme ñëpp du dëgg waaw te bi nga koy xam mi ngi woon si diaspora bi nekk États-Unis doon fa liggéey yaa ngi dégg alors bugguma sax di indexé di wax mais dama wax directement si moom mais ka Assane Diouf. ok dëgg la saaga rafetul quoi man personnellement du ma ko def man mun naa wax sama dëgg jaar si digg bi mu dëgër mais bugguma saaga est-ce que ay dëgg noonu la demee mais Sénégal nax mooy dëkk boo xam ne da ngay wax dëgg sax ñu kii dafa réew day saaga parce que dëkku naa fekk la
xam lu ma la wax naa fekk dañu bëri si mim réew moo tax sax xëy na sax xoolal d'autre part yàlla nattoo ñu Macky Sall est-ce que dégg noonu la demee ka Assane Diouf man la sumuwaay man jaaxaluma oui jaaxaluma parce que amul tax Macky Sall moo ko mérité parce que lu musul am Sénégal si nguuru Macky Sall nañ ko gis est-ce que dégg waaw Macky Sall lépp lu musul am Sénégal mais xoolal Macky Sall mais nañ xool tuuti ñu retracé histoire am kan moo tax ñu xam ko du Ablaye Wade voilà Ablaye la loxo la ban teraanga àdduna la ko defal def na ko ministre def ko DG def ko président assemblée nationale tey mu dem falu rek man la sum waay xoola war ko jël doomam dugal ko ci kaso bi jikko jàmm nañ wax dëgg te yàlla rek a tax xam lu ma la xëy na man du ma ko def yow doo ko def mais Assane Diouf moom la concerné te man comprendre naa ko d'une part quoi noonu la demee parce que xëy na xolam moo naqari ba bu mu àgg foofu noonu est-ce que xam lu ma la noonu la demee ay président bi taxaw ñu lay sànni ay farine yooyu yaa ko liggéey Barthélémy Dias nekk na citoyen sénégalais boo xam ne dañ koy ndamoo di ko tiitaroo parce que xoola c'est un maire askanam moo ko fal te askanam li mu ko falee yaa ngi dégg askanam mi ngi siy teg bët muy parce que bu nga la falee da nga lay dénk du dëgg pour nga liggéeyal askan bi voilà Mermoz Sacré-Cœur fii Barthélémy Dias xoola askanu Mermoz Sacré-Cœur yëpp boo bëggee nga génn nga laajte voilà ñun saa waay xoola duñu maanaam tuumaal doomu aadama wala ñu sosal ko wala ñu waxal ko loo xamante ni si ay fen non non population Mermoz Sacré-Cœur ngay génn nga laaj ñu wax la ni xoola on a le meilleur maire au Sénégal sant yàlla namuñu maire est-ce que dégg noonu la dem mu nekk tamit citoyen sénégalais boo xam ni vraiment royukaay la si bépp dirigeant nguuru Macky Sall bu ñu amoon benn Barthélémy Dias xëy na dem sax ba wàllu jikko keneen ainsi de suite ñu dem ba nguur gi defaru man personnellement Macky Sall le 1er décembre 2018 muy def meeting am fële si Diamniadio mais pénétré naa sécurité am dugg wax ak moom waxu dëgg mu dégg ma ay fan nañ si teg ñu tuumaal ma sosal ma ne chef de gang laa dugal ma si kaso bi esam lu ma la dafa Sénégal li am daal kenn muccul quoi parce que. mais yow loolu noonu loolu dañu ne carrément da nga taxaw offensé ko te loolu c'était pas normal pare groupe nga àndal kon ça veut dire que yow da nga offensé l'état moo tax ñu ñëw jël si la yóbbu la léegi lan mooy cause bi. mais xam nga su ma jël si woon tapé loolu sama PV ma d'accord du dëgg mais kenn tapelu ma loolu dañ ma tapel yàq sama der naan dañuy jéem a yàq sama der naan man xam nga lu leen ñu waxoo buñu li ñuy wax si presse bi ak li ñuy wax sama PV sax xaajul bay bokku exemple wala buñ demee si presse bi naan ay dama doon cambriolé yor ay moto xam nga naan chef de gang la maay sàccaloo booy ay wax yoo xamante ni saa waay xoola ñoom ñoo si mujj sax ridicule parce que ñun Sénégal xoola ñun ku ñu xam-xam ni ñun doxuñu si loolu quoi suñu liggéey nañ yor ak suñuy business mooy loolu te soxlawuñu alalu jàmbur est-ce que dégg te dañuy sax taseex koo xamante ni day jël alalu jàmbur xoola ñu teg suñu bakkan ba alalam raw est-ce que lu ma la noonu dem mais mooy lu ma la wax si am Sénégal daal kenn muccul waaw parce que ñi ay bandi nañ sont des délinquants ay dëmm nañ fu mu la jeexoo nga lay lekk te xama sénégalais yu bëri fi mu toll nii xoolal dañoo am haine ci ñoom parce que xam boo demee ba ñu naan Marème Faye Sall dof la xam nga ñii naan dëgg la ñii naan su doful sax yàlla na dof ñii naan yàlla na dee xam lu ma la xam yooyu yëpp tamit ñoom ñoo ko liggéey tamit xam lu ma la boo taxawee moom def lu la neex ne maa tey ñun tamit ñu def lu ñu neex rek ne maa tey tax deri naa jox nañ leen cër bu mat sëkk respect parce que ndax tenue bi est-ce que ay dégg suñu sécurité ngeen fi nekkee mais maa ngi dénoncé tamit bavure policière yi xoolal gàddaay policier boobu noonu te yaay booy man la sum waaye di jël ay pistolet di dóor xam nga am yoo xam dafa ñaaw quoi bu nekkoon sa yaay ndax di nga ko def policier boobu c'est un sale minable kooku chef am sax dafa war a xoolal mise à point est-ce que ay dégg wala bu ko jëree sax ñu simi ko am yoo xam dafa ñaaw si deru police policier yi te yàlla tax ñun saa waay xoola mooy lu ma la wax ëppoo leen ñu fit ëppoo leen ñu doole ëppoo leen dara mais xoola force reste à la loi bu leen joxee cër te moo tax kon teg leen ko si yoon ngeen xam ñëpp ay jaamu yàlla nañ Macky Sall respecté wu leen sax kon jarul sax ngeen di def ay xamat ay excès quoi xam lu ma la Macky Sall xoolal couvre-feu bi ñaar leen jox 7000 xaw ma xam loolu dafa sax saagat policiers yi ak gendarme yi est-ce que ay dégg voilà Macky Sall faalewu leen noonu la demee te ñun li ñuy xeex xoolal da nga leen di ko xeexal yéen policiers yi doo xeexal seen waa kër yi doo xeexal Sénégal bi yëpp kon xoola teg leen ko si yoon noonu la demee quoi alors
oui à la démocratie au Sénégal stop à l'injustice au Sénégal. waaw ne woon naa la ñu ngi woon fii ak benn ndaanaan Khalifa rappeur li mu wax tamit nit ñi dégg nañ ko te yëg naa ni sénégalais buñ koy déglu tamit duñ ko dégloo xol dañ koy dégloo xel mën ci jëriñu xam nga ñuy lancer tamit message à notre président de la république mu bañ ko dégloo xol te bañ ko dégloo ko xel te xam ne ñun ñëpp ay jeunes lañu dañuy jéem. lu defar dëkk bi dañuy jéem tey ñaanal suñu yaay Marème Faye Sall li ko dal yal na ko suñu borom teggin nee naa leen man maa fi jaaroon l'enfant chéri de Goudomp beneen dig daje laa leen di jox ci beneen ndaanaan du ma jóg mukk nag te du ma ci ànd ak samay sponsor leader ñu naan leen waa Evoli ñu ngi foofu ci Padoa après pharmacie bi clim bu baax télé bu baax frigo bu baax lépp fa lay xewee téléphone 77 794 02 93 de beneen émission ci beneen ndaanaan dig daje. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. dund bu am jàmm mooy dund bi ngay ànd ak Evoli. design yu amul fenn. affichage bu discret. conception yu mucc ayib. activation bu gaaw lool. dëgër ànd ak kaaraange. mode turbo bi nag bànneexul ci peex mu neex ak benn touche rekk. air bu féex te sedd guy ngay am foofu si 30 secondes donc 3D airflow ngelaw bu fort bi muy dégager dina wër pièce bi yëpp ngay dund confort. air bi di sàndeeku nu mu ko neexee ba sax di egg ci distance 25 mètres dina la jox peex mi nga soxla même su tàngoon ba 67 degrés Celsius. liggéey nañ ko ba nga xam ni amul benn bruit bu lay teree dallu ni nga ko bëggee. lu weesu split yi Evoli am na ay télévision smart ak ay frigo bar wala sax réfrigérateur. yow mi namm jàmm ak confort bu baax mën nga ñu fekk ci suñu showroom mi ngi nekk Padoa Builders en face hôpital Nabil Choucair wala nga woote ci 77 794 02 93 wala 77 507 37 00.